jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time4 Africa dal leen jàmm ci xibaar dañ koy dooree match bi war a am tey diggante Sénégal ak Égypte ci kanam tuuti bu juróomi waxtu jotee foofee ca stade Diamniadio bu ñu tuddee maître Abdoulaye Wade Gabaski di gardien foofee ca Égypte ak Aliou Cissé kenn ku ne ma ngay xëccoo ndam la waaye Aliou Cissé mi ngi xamle daal na nas ay pexe yu garaaw yoo xamante ne ci wàllum attaque bi la ko def ci suba ba tey ñu ngi dégg ay xibaar yoo xam ne teggini wut ne Ousmane Sonko dañ ko teg mandat d'arrêt waaye li ni mel kii di doyen des juges Maham Diallo daal na ko weddi jamono seddaay fii ci Sénégal rawatina mag yi nga xam ne dañ ci nekk dañ ciy dund ay jafe-jafe tax na sax askan wi di ñaax ñi nga xamante ne am nañ leen seen waa kër ñu jàppale leen ngir seen wérgu yaram xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram moom la ñu jeexalee mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram-fàcce. dal leen jàmm xibaar yi mbokk yi ñu doore ko ak li ma leen doon junj rek ci suba ba tey nag ñu ngi dégg ay xibaar yoo xamante ne dañuy xamle ci yenn site information yi rawatina ci réseaux sociaux yi ne kii di leader bu Pastef Ousmane Sonko nag dañ ko daal di teg ab mandat d'arrêt waaye nag kii di doyen des juges ba mu toqee ci noppam nag daal na ko xamle waat ci yenn site rek di xam ne li ni mel ne loolee amul Ousmane Sonko kenn tegu ko li nga xamante rek mooy mandat d'arrêt. école de formation mel ni Tulle ak Malle fii ci Ndakaaru daanaka mbedd boo jaar rek am na école bi fa nekk naam sax yu bëri ci école yooyu nag kër yi di ANAQ-Sup ak ñi di CAMES nag xamee wuñ ko tax na sax askanu Sénégal di ñaax ci nguur gi mun daf ci ay pexe ñu teewlu reportage Elisabeth Tine. yenn say école de formation dañoo war jublu ci ñaar aspect benn bi qualité formation bi ak beneen bu ñu woowee l'agrément de l'État ci yenn ci ay école ni ANAQ-Sup ni CAMES ni agrément de l'État xamewu leen xalaatu benn Sénégalais. Deux aspects. Ce que les gens vivent sur les écoles, c'est deux aspects. lu jëm ci formation école yi dañoo war a tënku ci ñaari aspect bi ci njëkk mooy qualité bu formation bi waaye tamit nag agrément bi nga xam ne état da koy joxe ci bari nag ci école yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi amuñu benn agrément lu mel nag mën na andi ay jafe-jafe ndaxte CAMES reconnaître leen teg ci tam ANAQ-Sup loolu nag mu nekk loo xam ne jaaduwul teguwul fenn ci yoon ay jafe-jafe rek lay andi la ñi nga xam ne ñooy ndongo yi jàng. Surtout de la formation. Il y a des écoles où la qualité de la formation, des enseignements, les profs disposés ne sont pas seetlu bi benn la état bi di contrôler école de formation yi te loolu jaaduwul école de formation yi état yëpp di leen di war a contrôler. Parce que actuellement les écoles ça laisse à désirer. Chacun vient pour ouvrir son école là, comme ça, hein, sans agrément, sans rien. Et l'État doit faire son travail, contrôler les établissements scolaires, tout ça. C'est ce que j'avais à dire. état bu mu ko xamewul CAMES xamewu ko ANAQ-Sup xamewu ko boobu école de formation kenn waru ko xame looloo tax nag am na njëriñ lool boo demee ci école balaa nga fi bindu nga vérifier ay information jërëjëf Elisabeth Tine buñ ci noppee dañuy wax nag ci askan wi ñi nga xamante ne seen xel màcc na ci wàllum denc ci archive ñu gën ko xam yenn xibaar yoo xamante ne moom la nit ki daal di soxla ci yenn bu naree dema ci administration wala sax ci municipalité di wuti ab papier wala sax ay extrait de naissance papier yooyu nag ñu bëri dañ cay recruter ñoo xamante ne nag xamul nañ koy dencee tax na sax askan wi di ñaax nguur gi mu daal di jël ay ndaw yi nga xamante ne seen xel màcc na ci waaye ñu fexe ba yóbbu mbir mi ci wàllum numérisation reportage Barthélémy Colly. waxtu bi jot na pour service yi jël gestion état civil yi ci maire yi loolu la sénégalais yi ñaan. ñi fay nekk sax ñu ay personnes qualifiées ñu jël sama genre yi rek ñu nekk fa te xamuñu dara ci archive dafa am ñoo xam ne des personnes qualifiées qui sont formées parce que ñoo xam ne seen dañuy jàng loolu mokkal ko organiser mën a jël ci liggéey bu baax nga xam ne ni coono gi daal dina wàññeeku. recrutement personnel qualifié ngir gérer archives yi ci maire yi baax na pour régler problème maire yi bu ñu sukkandikoo ci askan wi. donc étant donné am nañu ay doom yu jàng ba ñi am nañu BFEM ñi am nañu bac ñi am nañu bac plus 3 dem na ci ay formation yu bare mën na leen utiliser bu fekkee dañu bëgg résoudre chômage bi mais bac plus de personnes ils n'ont pas amatul tànn kenn amatul tànn ba léegi ñu yóbbu ñu fële mbedd yi mën na dem ci maire yi. aduna day dox ñun dañoo war a dox moo tax ak nouvelle technologie de l'information et de la communication dañoo war a numériser état civil maire yi. civil local dañ ko war a moderniser soo nekkee Dakar wala soxla extrait Mbour wala yeneen région yi jarul sax déplacement normalement dañ ko war a informatiser. kooku moom il le faut aduna day dox aduna taxawul
adduna bu taxawee ba yow ñu def dem si yoon. ngir bonne gestion état civil yi collectivité locale yi dañoo war a recruter archivistes yi ngir ñu mën a gérer loolu. jërëjëf Barthélémy Colline ñu wutali ca camp pénal bu nekkee ca Liberté 6 niki suba si nag ak jàppante moo fa ama diggante ñi nga xam ne rek ñooy ñi di pénitentiaire ak détenu yi fa nekk ginnaaw lacrymogène yi ñu nemmee ko ñu sànni ko ci yenn néeg ya ba tax na fukk ak juróom-ñetti détenu yi sax dañ leen mujj yóbbu ca infirmerie ginnaaw ba ñu amee ay gaañu ki joxe xibaar yi nag mooy mouvement FRAPP ñoom ñoo ko daal di jox ne kii di Guy Marius Sagna nag ak collectif bi ñu ni ñaax ñi nga xam ne ñooy administration pénitentiaire ñu fexe ba indiwaat fa jàmm foofee ca prison ba. ñu jógee Dakar wutali ca Saint-Louis wax ci fatum étudiant bi di Seynabou Diallo ginnaaw bi nga xamante ne nag ñii di waa gendarmerie indiwaat nañ ci ay xibaar yu yees nag daan nañ tegg loxo kenn ku góor te ñu jàpp ne moom moo nekkaloon ak moom ginnaaw bi nga xamante ne sax bañ ko tegee loxo xale boobee dafa daal di avoué ne moom moo faat xale bu jigéen bi te jamono ji mu koy faat nag mu ngi nekkoon en état de grossesse mu ngi amoon 4 weer xale bu góor boobee nag daf ko daal di xojjo laata mu ko yow faat nag jamono ji ñu ngi ko mettre en garde à vue foofee ca police bu nekkee ca Saint-Louis. ñu àddu wax ci leneen loo xamante ne moo soxal wàllum weeru koor gi nga xamante ne nag dinañ ci soobu incha allah bu dimanche jotee nag suñu mbokk pël yi ak joolaay nañu daal di préparé wu nag bu ñu sukkandikoo ci association sénégalaise bi nga xamante ne ñoo yor wàllum weer bi nag ñi ngi xamle ne dina daal di feeñ ci àjjuma ji yemoo ko benn fan ci weeri avril waaye nag dina nekk loo xamante ne jafe pour nit gis ko teg ko bëtam waaye bu samedi ci kàttanu yàlla ñëpp dinañ ko mën a teg loxo bu ko defee bu dimanche rek incha allah daal di koor fii ci Sénégal ñu ci ñaan ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim daal di ko jeexalee alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nangul ñu koor ñi te jéggal ñu suñu bakkaar ñu àddu waxaat ci leneen jamono seddaay bi ñu bëri ci maam yi nag dañuy am ay jafe-jafe tax na nag ñenn ci askan wi di ñaax ñi nga xam ne am nañ ñenn seeni waa kër nag ñu daal di leen di toppatoo gi leen aar ngir rek seen wér-gu-yaram ak génn daal di ñoŋ reportage Elisabethine. situation yi jafe lay mag ñi di dund ci jamono yi seddaay rawatina nag fii ci Ndakaar ñenn ñi ñu dajal ci askan wi nee nañu nag mag ñooñu jot na nag ñu jàppale leen ci ndax ñu génn ci situation yi nga xamante ni mën na laal seen wér-gu-yaram lu bëree bëri. ci jamono seddaay bi baax na mag ñi ñu leen di ngoon ji noonu ñu leen di taalal loo xamante ne comme maanaam ay fourneau def ci ànd ak yooyu pour ñi tàngal seen yaram daal. leen di frotter aussi loolu sax da ciy baax frotter day tàngal yaram dafa baax ci yaram waaw parce que seen cër yi dafa day bañ leen di wutal ay frotter di leen frotter ngeen maase incha allah waaw tegal leen ànd cuuraay ak yooyu ñu jaaru seen yaram tàng. waaye nag ñenn ci askan wi ñu ngi lancé benn appel ci seeni famille ñu mën di leen jàppale saa su nekk bu ñu waree sangu ñu tàngaleel ndox ak di tàngal seeni néeg. waaw pour man nit ki sa waajur kan war nga mun dimbali toujours à tout moment parce que bu mu tudd dana war nga mun dimbali si seddaay bi quoi dañuy soxla ndox mu tàng ak su ko may di ndox de sang de matin la suñuy parents yi nag jamonoy seddaay dafa nekk loo xam ne day xaw a métti ci ñoom loolu nag tax na sooy waaj a jom mag say wér-gi-yaram day gën di wàññeeku rawatina nag lu jëm ci wàllu métabolisme ak facteurs yi nga xam ne koy wax facteur psychologique tax na nag ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo dëkk ak ñoom ñu leen di jàppale ngir ñu mën a génn ci situation yooyu ba xam ne dinañu mën a dund ci sedd bi te duñu am benn jafe-jafe. ñuy jégalu ci reportage bi nga xamante ne kii di Souleymane Soxna moo ko daal di def nag ñu àddoo wax ci leneen jamono ji nga xamante ne jigéen ñu bëri nag ngir rek rafet wala sax yokku sa taar jëmale ko ci say forme nag day tax ñu daal di utiliser produit yoo xamante ne mën na leen jural ay jafe-jafe askan wi nag yéene ci yàbbi reportage yu mu Kalsum Diallo. jamono ji liy lëmbee réew mi mooy jëfandikoo ay produits yu yokk forme Agnès di wax ne moom jàpp na ni jigéen yi koy def dañoo ñàkk a wóolu seen bopp teg ci xamuñu conséquences yi mu leen mën a jural. produit yi nag dama koy dégg fan yi bon man damay jàpp ni yenn yi ñaax a gëm sa bopp la daal ak tamit ñu bëri ñu ngi koy utiliser mais xamuñu conséquence bu mu leen di indil des fois nga gis ñoo xam ne dañuy utiliser produit yi affaire yi def leen genre ay allergie génnee seen yarami ay boutons am na si ñoo xamante ne sax des fois damay dégg ni que produit bi bu defee benn effet yi mun na la indil ay traces diabète parce que en général da ci am sucre te soo ko naree mélangé ak sa xeesal gel yi nga xam ne dañuy xeesal mun na leen indil yenn complication seen wér-gu-yaram. Ibrahima Diop tamit di xelal jigéen ñi ñu naturel ku leen di bëgg leen ci ni ñu mel moo gën lu ne. mauvais pour la santé mauvais aussi pour
je le dis tout le corps quoi. lañu conseillé daal nañ bàyyi à l'état naturel nañ mel ni mel. forme lu rafet la wante nag bu demee bay jaral ñenn ñi ñuy ñaan ay comprimés ak i produits te xamuñu lu mu leen mën a jural day doy waar. d'ailleurs feebar yu bëri li ko waral bokk na ci naturel daal moo gën ngir lépp mën a yemb. jërëjëf Umu Kalsum ñu àddu wax ci leneen soxal Nigérien ñu jële woon fii ci Ndakaaru delluwaat leen foofu ca Niger egsi nañu niki démb nag ca ñaari waxtu foofee ca aéroport lu toll si juróomi téeméer ak fanweeri doomu aadama nag ñoom lañ fi jëlee rek yóbbu leen fa seen jëwriñ bu ñu yor wàllum kaaraange réew ma di Adama Souley moom nag moo leen daal di recueillir foofu accueillir ca aéroport international bu Diori ki nga xam ne rek mooy Amani di Niger ñu déglu ko. À travers ce phénomène l'image de notre pays est. phénomène bi tax na ba image Niger dañ ko yóbbu fuñ ko warul yóbbu mu looloo tax nguur Niger jël loolu au sérieux parce que gars yi dañoo foog ne Niger moo tax comme ni nga ko gëmuloo fekk ay nit ay réseau mafia ñoo nekk ci ginnaaw ci trafic ay nit ngir gagner xaalis xam ngeen ne am na ay xale yoo xam ne amuñu sa occasion ngir dem jàngi looloo tax dañuy jël ay bus ngir yóbbu leen ci seen dëkk voilà dañuy def ay dispositifs aussi ak ay chefs coutumiers ak politiciens yi képp koo xam ne mën na ci jàpp pour jàppale ñi parce que ku nekk pour ñi xam ne seen dignité nekkul di dem taxawalu wala di ñaan xaalis. Leur dignité ce n'est pas d'aller mendier. ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew dooree ko fale ca République démocratique du Congo ñoom nag dañuy tuumal ñi di waa Rwanda ñoom ñoo daal di téye jàppale ñi nga xam ne rek ñooy rebelle ya fa nekkee ca Mali nag jàppante ya ma ngay dooraat diggante ñi nga xam ne rek ñooy terroristes yi ak ñi nga xam ne ñoo féete ci nguur gi ngir jàppale réew ma ngir ay xibaar ñu teewlu kàddu yu àll cam fële ca République démocratique bu Congo nag ñi ngi ñuy xamal ne Rwanda ñi ngi koy joxoñ baramu tuuma di jàppale ñi nga xamante ne mooy mouvement rébellion boobu di M23 mouvement bi nga xamante ne gëjoon nañ ko dégg depuis ay années ñëwaat nañ indi fi ay jéye yu metti ba jur fi sax ay jàmmarlo ba am ñu si ñàkk seenu bakkan ñii nag ñoo ngi ci joxoñ baramu tuuma ñi nga xam ne mooy Rwanda ba tax na indi na ay jafe-jafe yu metti position armée congolaise bi nag affrontement yooyu bi mu amee tax na ba jàpp na ci ñaari ñoo xamante ne dañu jàpp ne doomi Rwanda lañ ab jàmmarlo bu metti fële depuis ñaari semaine fële ca Menanka nekk ci nooru Mali nekk tamit ci frontière bi ñu seq ak Niger armée boobu di MCA ak Gatia nekkoon ñi nga xamante ne ñoo amaloon signature paix bu atum 2015 ñoom nag ñoo jukk di jàmmarlo ko ñi ñu jàppe ay jihadistes yi nekk ca EIGS la branche locale nekk ca état bu islamique ba jihadistes yooyu nag ñi ngi ñoo xamante ne dañoo dem ba dugg ci population bi di rey ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa dëkk te duñu ay soldats ci loolu nag la ñu jàpp ne sax Mali ñu koy joxañe baaraamu tuuma jëm ci loolu ndax dañ ko jàpp ne ak tayef la wàllum phobie nag la ñuy dikk ak yéen lu toll ci téeméer ak fanweeri millions d'euros ak tamit juróomi millions dollars la ñu jàpp fële ñi ko yoroon nag ñu ngi ci joxañe baaraamu tuuma kii di gouverneuru banque centrale bu Liban ànd ceek ay yeneeni nit war na toll ci ñetti téeméer ak fanweer ci ay milliards yoo xamante ne ni soppi nañ ko ba pare ak tamit juróomi millions ci ay euro ñi ngi ñu xamal ne nag détournement boobu dañ ko amal ci seenum réew jël fa ay koppar yu takku di ko tasaare ci dëkk yu mel ni Allemagne France ak yeneen dëkk yu ni mel. Alla Thiam xibaaru tàggat yaram rek dañ ciy desandi ak match Sénégal bu war a am moom ak nii di Égypte ci kanam tuuti bu juróomi waxtu jotee daanaka jamono ji foofee nag ca stade Abdoulaye Wade kenn mënu fa xëj ndax am na ñoo xamante suba sax lañu xëy ngir rek mën fa am place kon nag dañuy teewlu leeral yi rek ci kanam tuuti ak Momad Seck. ñëpp xam nañ ni ko coupe du monde mooy compétition boo xam ne moo gën a rëy ci lu football am donc mën naa wax ni que équipe yu mag yi yëpp sélectionneur yu mag yi yëpp sélection yu mag yi yëpp entraîneur yëpp bëgg nañ dem teew ci coupe du monde bi nga xam ne mooy Qatar vendredi àjjuma bu passé nii nañu joué Égypte yàlla def ñu perte foofu donc mën naa wax ni que premier match boobu perte nañ ko mais yàlla def na ni que deuxième match bi suñu réew la suñu dëkk la mu nekk match boo xam ne scénario yu bëri mën na si am parce que déjà objectif bu gën a fës bu gën a am importance mooy que retard boobu nga xam ne am nañ ko Égypte fële ci Caire ñu mën ko rattraper maanaam vraiment dugal ñu teelu dugal continuer di jouer match bi espérer vraiment dugal ñaareelu but bi xam nañu Égypte xam nañu seen capacité xam nañu talent yan nañu am mais je crois que tey ñun suñu objectif numéro 1 comme ni ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan rek mooy qualifier coupe du monde
نفس الفريق هو اللي هنلعبه هو في التصفيات المؤهله لكاس العالم، فكان بالنسبه لنا لازم يكون في رد قوي. الحمد لله ده حصل في مصر. والماتش الفيصل بالنسبه لنا هنا هيكون طبعا ماتش صعب جدا على الفريقين، لكن ان شاء الله احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمنا ونصعد ان شاء الله، عشان نثبت لافريقيا كلها وللناس كلها ان احنا كنا الاحق بالبطوله، وان شاء الله يكون لنا تواجد مشرف في كاس العالم باذن الله نكسر بالدنيا. But at the end of the game, we already à la fin du match, had a lesson to nous avons appris une leçon Sénégal for qualifying to Qatar pour jouer contre le Sénégal et modifier un peu. The first test against Senegal in Egypt and we did good result, but we are donc contre le Sénégal nous avons fait de bons résultats. A good game against et Senegal nous avons bien joué. Be qualified after the game to Qatar. Nous espérons également qu'après ce match, nous allons nous qualifier donc à la Coupe du Monde donc de Qatar. jërëjëf Momar Seck xanaa di ñaanal gaynde rek yàlla may leen ndam ndax ñu mun a qualifié ci Coupe du Monde Qatar 2022 mbokk yi mu nekkoon ponk yu gënoon fës nag ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi di leen joxoo dig daje ba suba incha allah.